audition bi am na coow jibul daanaka kenn waxaatu ci moom Ndeye Mbiligi gi ci boppam dafa ci commentaire gannaaw ba mu génnee dossier bi réactivé waat nañ ko en vue ñu ngi am li nga xam ne mooy audition bu Ousmane Sonko ci ndorteelu semaine bi ay avocat war nañu gis doyen des juges pour waxtaan ci ban date la ñuy jàpp ngir mën a déglu Ousmane Sonko dans le fond dossier bi yaakaar nga ne kon ñu ngi dem ci njeextal bi non dossier bi commencé wul sax ah oui dossier bi kay dossier boo xam ne déglooguñu Ndeye Mbiligi dossier bi ñii ñu ciy tudd ñëpp duñ ci dara ñii dañ leen di woon nii rek pour farmu mais Ndeye Mbiligi dossier bi ki intéressé Sénégalais yi kenn la mooy Ousmane Sonko. mais Ndeye Khady Ndiaye si audition am. waaye moom laa lay wax moo ëpp na ci. mais Sénégalais yi li tax tey jii ñu jógoon du Ndeye Khady Ndiaye. du keneen. Sonko ko waraloon Sonko ko waraloon. kon ki Ndeye Mbiligi moom kenn woowagu ko. mu des nag Ndeye Khady Ndiaye. man yàlla dafa doog rencontré naa ko Abdou Khadre. parce que man damaa bëgg lu may wax rek ma teg ci baaraam nii. fexe naa ba defi pexe ba xam fu mu dëkk ma dem toog ak moom mu wax jox ma wax jox ko ma déglu ko mu wax. waaw parce que man du ma jaay bu dee diine. diine la wax l'islam magistrat yi maa leen ko gën a xam. bu dee droit am na luñ ma ci gën a xam am na lu ma leen ci gën a xam parce que droit laa jàng. bu doon réew mi dañuy atte charia mën naa nekk man juge. yaa ngi dégg déglu naa Ndeye Khady Ndiaye man. bi ma ko dégloo ma yëg ni kii di wax as gor la yëg ni kii di wax jullit la yëg ni kii di wax li ko sonal yëpp mooy am lu muy bañ moo tax man bi ma déggee ni audit nañ ko changé wul version dama ni bettu ma parce que la ma ko waxit ñaari baat la dama ni ko boo wéetee na nga gore boo wéttalikoo maanaam booy wéetal ci gor booy dee na nga gore booy dund na nga gore te sëñ Babacar mi ñuy waxtaane nii dafa am lu baat yu mu daan wax yu am solo yu jar di fàttali daa wax naan gor du tiit ba fen dégg nga baat boobu mu ni gor du tiit ba fen waaye gor du ñàkk ba ñànki maanaam gor du ñàkk ba ñànki yow nag yow da nga ne booy town gi dégg olof ñàkk ba ñànk nit war a ñàkk rek tax muy jaay boppam d'accord xam nga femme bi wax na ne dañ ko proposé xaalis wax na ko cité na ay personnalités yu ay bëri personnalité yu mag doxalin boobu noo ko gisee loolu mooy yàq ab réew lu muy confirmer complot bi yaakaar nga ni waaw complot bi lay leeral rek waaw léegi ma ne ko bul tiit ba fen bul ñàkk ba ñànki fi yàlla rek moo fi nekk te it loolu dama ko fekk ci moom parce que femme bi dafa am solo ci dossier bi femme bi rek moo mënoon a taqal Ousmane Sonko mu taq te wane na ne Ousmane Sonko deful dara kon parce que film bi scénario bi ñaari acteurs yi dañ ciy am solo wala ñett yi sax mooy capitaine Touré bi def enquête bi te ay PV li mu génnee mu ngi ci mbedd bi ñëpp xam nañ ko ci la juge bi di sukkandiku pour woo Ndeye Khady Ndiaye yaa ngi dégg te am na avocat bu fi ni woon ni PV yi baaxul yaa ngi dégg deuxième actrice bi mooy Ndeye Khady Ndiaye ci boppam troisième bi mooy ndaw ci sant Sarr man bëgguma tudd turam ndax dama ko mere yaa ngi dégg te ñaar ñi moom li ñu wax leer na mooy Sonko deful dara capitaine bi li mu wane mooy ay tappale la Ndeye Khady Ndiaye wane na ni affaire bi ay Adji Sarr dañ ko monté kon bu doon ci logique moom Sonko kenn du ko woo sax bu doon logique la léegi nag mu des nag ci droit lañ nekk ak état de droit moo tax Sonko moom moo am intérêt pour procès am Sonko moo ci am intérêt de te man dama gëm ni procès bi du gaaw buñ naxante coow li nag mën naa bari ñuy ëpp nii di ëpp tim taawul bi di ëpp rek mais ataay ji mën nañ ko ataay ji ku gàtt fan doo ci naan de lawal la boo xam ni ku yàkkamti mën ngaa dem ñaata at non mën naa yàgg xam nga lu tax dossier bi dañ ciy dugal loo xam ni jaru ko woon dañ ciy dugal loo xam ni maanaam dafa dem ba soof sénégalais yi mais est-ce que finalement dossier sénégalais yëpp xam nañ ni lii ay dil la avocat yu bëri nee nañ dafa vide non même bu viddee dossier bi la sénégalais yi sonn
yow mën ngaa jël am réew yëpp tëpp ko jàpp ko otage ci ñaari nit réew mi yëpp di wax ci loolu réew mi ñu war a wax ci njàng mi war a wax ci éducation ci santé bi war a wax ci sport ci mbay mi wax ci mbay mi blé bi ñu war a bay ñu jël am réew yëpp tënk ko ci ñaari nit kon loolu day wane ni ay loxo ne ci suuf débat bi bu neexoon nguur gi suba mu jeex suba xam nga lu muy wax ci ëllëg sa la ñuy àtte dossier bi ni soo ko demal toog sa kër xeetu diversion la kon waaw non diversion la te Sénégal yi tamit dañoo yeewu ñun depuis 1603 réew mi am na ay université réew mu mag la du réew mu ndaw booy jouer ay scénario gars yi dañ lay seetaan rek mais boo moytul scénario bi ngay jouer day jekki-jekki sa kaw lay këppwaat dossier bi lu mu gën a yàgg ci nguur gi lay gën a metti pression bi nekkul ci Sonko de billaay man loolu laa gëm Sonko mu ngi doxi ay soxlaam Sonko campagne na fi ba nekk maire Casamance xam nga kon Sonko affaire ma ngi dox yaa ngi dégg Adji Sarr moom la kenn mënta teg bët kon Sonko moo amul benn pression mu ngi dem barki démb rek dem na Daaru Muxti yaa ngi dégg mu ngi dem Casamance di ñëw changé na fi ay riiwu tubaab tuddee ko ay maamam yooyu yëpp kon mu ngi avancé moom mais pression bi ci côté état la féete parce que état ñoom ñoo amul benn kàddu boo dégloo ñii bu subaa ñu wax lee déglu nga audio Maodo Malick Mbaye bu nekk audio boo xam ni man dama ko rafetlu parce que man lu baax rek laay wër fu ma ko gis ni baax na man kenn moomu man Sonko moomu Macky Sall moomu yaa ngi dégg man Sénégal moomu moom Maodo Malick Mbaye yow ko am courage nga loolu mooy ngor wane ni réew mi war nañoo dem ci yeneen i priorité yu dul bëgg a tënk nit ñi ci Adji Sarr parce que Adji Sarr jëmul fenn man loolu laa gëm te lii képp ku ci ànd ak moom doo ci am ndam parce que wax naa ko man bala may déglu waxi kenn man waxi yonent bi lay déglu imam Maodo Malick Mbaye nga xool MC Niass nga bëggoon wax wala Maodo Malick Mbaye mi nga xam dañ ci doon tudd jarbaatam effectivement ma xam ko bu baax baayam nekkoon ab mu xaddamu Seydi Hadji Malick dëkk Thiès yaa ngi dégg man réew mi ñu ci bari xam naa leen man ñi ma xam ci gars yi mag Sall yi sax xaw ma ko ci Pastef bi dama ko xam bu baax góor gi Ndiasse Mbaye xam naa ko boo ko tuddee Thiès ñëpp xam nañu borom xam-xam la woon maanaam dafa wax joo xam dafa am solo mooy nañ bàyyi Sonko mi ñuy diaboliser moom mu ngi avancé moom parce que dafa am ñaari mbir Macky Sall il faut mu bàyyi ci xel ak ñi mu àndal Barthélémy Diaz dañoo wax ni dafa rey nit loolu lañ ko tuumaal waa Ndakaaru ni leen malgré li ngeen wax Barthélémy Diaz la ñuy fal maire ñun fale ku maire bu pare mu raw leen ci majorité bu bari Sonko ñu jiiñ ko violeur ñoom waa Casamance ni leen moom la ñuy fal mu ànd ak 80 maire wala lu ko ëpp 81 ñu gagné kon peuple bi day wane ni d'accorduñ ci li ñuy wax bu dee ay nit lañ dañ koy teg ci suuf xam ni loolu du jàll bu dee nit ku yeewu laax de te am xel te ànd ak sa xel parce que nguur nag day def loo nit le pouvoir rend fou malheureusement kon dossier bii moom dama gëm ni jëmul fenn man loolu laa ci gëm mu des nag charia li mu ci wax man charia li mu ci wax naa ko ca commencement coow la wal fajiri laa toog ni leen maa ngi défier kii konk moo xam sëriñ nga wala ustaas ni leen képp koo xam ne bëgg nga di julli mu nangu na nga nangoo wax ni Adji Sarr dañ koo war a caw fu ma ko teg charia moom dafa leer bokkut ak droit yi nga xam ne ay tappale la ay nit a ko interpréter rek teg ko lee waxi yàlla la wax ju leer la bu ba mu ko waxee ba tey mu ngi fi te kenn du ko dindi yàlla dafa wax ni boo tuumaalee nit njaalo yaa ngi dégg njaaloo ak viol benn la rek parce que l'essentiel njaaloo la charia di wax moom tout à fait yaa ngi dégg parce que man dama bokkul ci ñu ay viol yombul viol bari na koy wax viol xamul viol parce que mbir mi fi ko yàlla denc sori na sori boo xam ne koo ko joxul du ci am accès lii mooy dëgg te boo ko nangul duñ ci jot lii logique la jarul jàng pour xam ko mbir mi fa ko yàlla denc sori kooku joxul du ci am accès nañ bàyyi caaxaan kon charia moom li mu wax ci njaaloo nee na ñeenti nit ñu bokkul fu ñu jóge kii jóge jàmm gën kii jóge Kees keneen ki jóge Bargny keneen ki jóge Ndakaaru ñu ñëw yem ci mbir mi gisandoo ko lii mooy njaaloo ci charia te man koy témoigner te man koo témoigner yaa ngi dégg
benn seede Adji Sarr amu ko benn. da nga dégg ba dossier bi commencé ba tey ku la ni maa ko fekk. Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ni sax moo doon borom salon bi fekkewu kon dossier bi charia tëjoon na ko bu yàgg. ki ko waroon fekkee moom Adji Sarr daf ni ko génn. waaw ci ay nettali yi ñu doon. ci loolu rek ci lañ waroon a sukkandiku caw ndaw si. bu doon ci réew mu sérieux lañ nekk. ñu nekk di coow li lu muy gën a dem di gën a arrangé Sonko man loolu laa gëm. Sonko avant Adji Sarr dafa naroon def nemmeeku tuur boo seetloo. waaye fi ne Sonko defatul nemmeeku tuur nit ñay daw di ko wuti. ne ko kaay yow ñun ñu nemmeeku la. ñun ñii ñëpp lu tax ñu xam Sonko lu ñu dugal ci coow li. man mënoon naa toog fële man ci sama daara ji rek xoola. dama daan génn rek wax ci réew mi ni muy doxee delluwaat. waaye bi ma gisee ni gars yi ci kawam lañ jëm ci yoo xam tegul fenn. laa leen ne waa baax na dinañ xam ba xam Sénégal yéen a ko moomam déet. ñun lii rek moo ñu ci dugal du jëmmam ji man jëmmam ji intéressé wu ma. d'accord yaa ngi dégg kon dossier bi coow li mën naa bari. waaye nag Sonko moo am intérêt ci dem procès. parce que dossier bi dara nekku ci. dafa vide li ci xaw a metti rek mooy ñi ci faatu mais dossier bi moom peuple bi réglé nañ ko ba pare. boo xamee réew mi laa wax de. xam ni peuple bi réglé nañu dossier Adji Sarr Sonko peuple bi ñoo génn d'accord yi te peuple bi moo ëpp doole lii ñuy wax ni institution yi ñuy wax yëpp peuple bi ko ëpp doole parce que man dafa am lu ma bëgg ñu dellu si waat institution lu mu fort nit a ko gën a fort parce que yàlla li mu bind dañuy wala xadd karram naa bani aadama li ma bind nit a ma ci gënal ñu wax ñu naan dañuy respecter institution mais institution dañ ko war a respecter mais nañu respecter nit ñi tamit d'abord parce que nit mooy li gën a fort nit ñee tax institution di dox sax nit ñee tax institution yi nekk fi kon man gëw ma ni affaire bi ku gàtt fan doo ko fekke man loolu laa gëm